أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرحت إبليس وجميع المفاسدين وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ñoo dellusiwaat niñ ko baaxoo di def ajuma ji jot ci seen site information seen kaddu yi nga xam ne moom moo leen di jottali ay information yu leer te wóor et en temps réel kon noo ngi ziar mbokk jullit yi yëpp ci bis yomal jumaat bu tedd bii nga xam ne mu ngi tolloog tey ji fukki fan ak ñett ci weeru muharram ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn mu tombe tam fukk ak ñett ci weerum septembre ci atum ñaari junni ak fukk ak juróom-ñeent ginnaaw juddug yonent yàlla Isaa ibnu Maryam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaaraat di jiital ci nuyoo bi sunu wajur sunu kilifa di ko ñaanal sa borom dolli ko di ko ñaanal techniciens yi nekk ci liggéeyukaay bi yëpp jiital ci sunuy jarbaat yu baax yi nga xam ne saa su ne ñoo ñëw diñ ci fekk si te ànd ak coono di dox ci naaj bi ngir ñëw jël si information bi Guèye Mar ak Bokar Dieye ak Mamadou Lamine Pen ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziar di leen jaajëfal Ablaye Diop yëpp bàyyiwuñ kenn ba ci sunu xarit Sow kon noo ngi sant émission tey nag dañ koy concentré ci ñetteelu ponku l'islam ndax kenn ko nag xam ne ni al buniyal islam ala salawatul xams maanaam ponku islam juróom lañu les piliers essentiels de l'islam yoo xam ne ñoo tenir le bâtiment l'édifice islamique sont au nombre de 5 ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah moo njëkk. On ne peut pas être musulman te attesté wuñu la profession de foi bi ci tegu mooy iqama salat. Une fois que nous avons professé la foi il faut que nous acquittons donc de la prière constamment di julli saa su ne ci waxtu wi ak anam yi mu mën a doon wàccul kenn bi ci tegu mooy yàlla suñu borom daf ñu ne itaawu zakat nañuy génne asaka shahru ramadan weeru koor bu jotee ñu woor xajo baytillaahil xaram ba man istataahu ilayhi sabila waaye bi nga xam ne tey mooy sunu ponk waxtaan tey mooy taw zakat s'acquitter de l'aumône zakat aumône la maanaam dañ koy génnee muy sarax bu ñu génnee ci sunu alal waaye sarax bu obligatoire la c'est une obligation ci islam ñu génne asaka obligation divine la ci nit nga génnee ko képp koo xam ne nag weddi nga ne asaka obligation la maanaam na nga jàpp ni yow weddi nga yàlla képp koo xam ne tam am nga ko mën ko war ko joxe woo ko na nga jàpp ne yow génn nga ci diine boo doon julit génn nga ci diine su fekkee mën nga asaka mën nga génne asaka te defuloo ko le 3e palier de l'islam tu ne l'as pas franchi te tu as la capacité de le franchir defuloo ko maanaam génn nga ci diine te it boo ko tuubul ba xëy dee safaraay sa kër yàlla nañ ci yàlla musal waa iyaazu billah kon fan la ñu war a mën a jëlee asaka ndax boo gisee ma jël asaka tey mooy boucler nañu une année ñu ngi dans une nouvelle année musulmane te année bii da di année boo xam ne c'est une année de bilan dama jàpp ne nit ki boo liggéey ab diir wala nga liggéey at da nga war a def bilan xool sa dund naka la xool si ce qui est positif et ce qui a été négatif ce qui est positif nga jéem ko renforcer ce qui a été négatif que tu prennes conscience nga jëlaat un recul pour ne plus faire cela kon at loolu la ñuy di ku nekk dafay miiras boppam su ko defee asaka daf ñuy permettre ñu miiras suñu jëfin at yépp léegi asaka boobu fu ñu koy jëlee ci ñetti mbir lañ koy jëlee bi ci jiitu mooy xaalis masalan commerçant yi ñi nga xam ne yor nañ xaalis boo xam ne ñu ngi koy xayma à partir de 1000 francs ku ci am 1000 francs
ren ba déwén nga di ko amee ci sa commerce wala nga di ko amee ci leneen li ngay liggéey te muy génne xaalis rek xaalis boobu tëdd war naa mën a génne asaka. léegi naka ko koy génne asaka bu fekkee di am nga ko daaw ba ren booy génnee asaka da nga koy booleeg sa xaalisu ren nanga ko ngir mu lewal ko génneel ko asaka. kon mu mel ni bu doon da ngay jaay boutique kenn du jël outils yi nga xam ne moom la ñuy jaay ci boutique di ci génne asaka masalan doo génne ciment nga naan da ngay génne asaka doo jël fer nga naan da ngay génne asaka déedéet xaalis bi ngay récupérer ci njaayum fer bi xaalis boobu ngay génne asaka. kon loolu mooy génn asaka xaalis. léegi naka la ñuy génne asaka xaalis nee naa leen bu fekkee ne am nga 1000 francs ren ba déwén 1000 francs boobu da nga ci war a génne 25% asaka. donc le calcul boo ko defee di nga xam ñaata la somme que tu as boo ko totalé di nga xam ñaata la. bi ci des mooy produit agricole béykat yi produit agricole tam dañ koy génneel asaka waaye dafa am yan xeetu produit agricole la ñuy génneel asaka du n'importe lesquels produits agricole am na 20 produits agricoles yoo xam ne ñoom la ñu war a génnee asaka yi 7 yi ay céréales la céréales mooy ay pepp lu mel ni dugub ceeb suuna saaño bësi mboq yooyu ñoom lu ñu tuddee ay céréales. am na tam aussi juróom-ñaari tam variétés yoo xam ne tam ay haricots lañu ay haricots mel ni ñebe xeet yooyu ay haricots la ak haricots ñuy béy yooyu yëpp maanaam dañ ko war a génneel. am na aussi ñeenti variétés yoo xam ne yi ñu tuddee oléagineux maanaam ci li ñuy xëccee dëwlin comme lu mel ni gerte tam aussi ñeenti variété gerte xeetu gerte yoo xam ne olé comme gerte ak olive yooyu dañ ciy génne asaka masalan comme ñun Sénégal gerte la ñuy gën di béy kon wàllu yi génne dëwlin gerte la gerte tam dañ ciy génne asaka. am na tam ñaari variété fruits yoo xam ne dañ ciy génne asaka ay fruits comme par exemple tàndarma dañ ci war a génne asaka ay fruits yoo xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam donc dañ ko daan jëfandikoo ci lu bëri ci aada yi nga xam ne fa la lislaam wàcc muy makkatul mukarram yooyu dañ koy génne asaka. léegi bu fekkee ne yow gerte gi nga bay dafa am poids bi nga xam ne tag moom la ñuy jëlee ngir génne asaka wàllu gerte wala wàllu dugub lu mu mën a doon masalan bu fekkee ne gerte la poids bi nga xam ne moom moo war a génnee asaka mu ngi tolloo ci 375 kilos su fekkee ni yow mën ngaa am 375 kilos daaw ba ren te mu nekk fi ci sa wàllu gerte 375 kilos yooyu war nga leen da ko war a dépasser war nga leen génneel asaka. bu fekkee ni tam aussi dugub la wala ceeb ndax Sénégal dañuy béy ceeb dañuy béy dugub boo demee dans la vallée de l'Anambé dans la vallée du fleuve Sénégal dans la vallée du fleuve Casamance dañ fay béy lu gën a bëri ceeb et en Casamance aussi kon ñooñu tam war nañ di génne asaka. léegi ñoom nu ñuy génne asaka pepp wala dugub comme séeréer dañuy béy dugub yenn goxu Sénégal comme Kolda dañuy béy mboq kon ñoom war nañ mën a am 750 kilogrammes bu fekkee ne am nga ko 750 kilogrammes yooyu dafa war a génne asaka kon foofu lañ ko xaymaa kon loo gis rek asaka bi dafa am maanaam poids boo xam ne moom la ñu la imposer pour nga mën a génne asaka bu dee gerte 75 kilogrammes la bu dee ci pepp nga maanaam 750 kilogrammes la léegi ñoom naka la asaka boobu pour génne ko nag dafa am ay conditions su fekkee ne yow gerte gi ngay béy wala dugub bi wala ceeb bi da nga ko béy ci kaw ndox mi nga xam ne moom moo koy arrosé ndox moomu di ndoxu taw wala mu nekk ndoxu fleuve xam nga taw ak fleuve yàllaa ko moom kenn moomu ko comme par exemple dans la civilisation égyptienne nit ñi dañ daan xaar ba le fleuve le Nil def crue bu crue yi ñëwee day feesal del jéeri bi li ñuy wax jéeri mooy suuf si fa mu ne donc mooy la vallée ba nga xam ne fleuve bi bu retiré woo arrière dafay bàyyi humidité léegi humidité boobu paysans yi dañ koy profité di ci béy comme boo demee dans le Waalo ak le Djeri Waalo bu nga xam ne fleuve Sénégal débordé na de son lit fleuve Sénégal bu débordé bu retiré woo si les eaux retournent à leur lit l'humidité bi nga xam ne dañ ko fay bàyyi humidité boobu dañ ciy béy kon loolu du li nga xam ne da nga ci sonn yàllaa la ko indil léegi kooku bu fekkee da nga ci tiire dara ni nga koy génnee asaka nii la ko yàlla suñu borom digle kon dafa ne su fekkee ne xeetu produit yi ngay béy noonu nga ko béyee nga xam ne ci taw yàlla ji comme nawet wala fleuve wala lac wala yeneen nga xam ne yow defoo ci effort yàllaa la ko indil yàlla nee na da nga ci war a génnee 1/10 tey comme poids yi ma leen jox da nga koy multiplier par 1 diviser ko par 10 bu jox la li nga ci war a génnee asaka bi ci teg bu fekkee ne yow ci sa bopp da nga jël sa effortu loxo maanaam ngay arroser comme par exemple jardin yi comme par exemple dër yi yu bëri nga xam ne tey dañuy dem ci ay tool yoo xam ne da nga fi fekk ñuy arroser
bu fekkee da yow da def effort arrosé di dem di root di arrosé yow moom war nga mën a génne le demi moitié poids bi ñu la wax nii moom nga war a génne asaka ndax noonu la ko yàlla suñu borom tërale wala le 1/20 wala donc le demi bi ci mujjee mooy lan maanaam bàyyi ma yu ñuy sàmm comme sàmmkat yi pël yi wala séeréer yi nga xam ñoom ñooy sàmm ñoom war nañ génne asaka ci seen i bàyyi ma mais comme par exemple fii Sénégal am nañ dañuy yar nag dañuy yar xar ak bëy ñooñu tam aussi dafa am ay conditions su fekkee ni yow yar nga nag te nag yi matuñu fanweer 30 doo génnee asaka mais au delà de 30 bu nag yi xesee egg 30 ëpp ko dem ca kaw da nga war a génne asaka comme masalan am 39 40 et cetera da nga war a génne asaka ci naka nag ngay génne asaka ci étape 30 40 ba keroog ngay egg ci 40 ndax limite bi 40 la dañ ne da nga war a génne benn nag ngi joxe ko asaka mais bu nag yi ëppul fanweer waroo génne asaka bu fekkee bëy la wala masalan xar su fekkee ni mëtuñu 40 doo génne asaka mais bu demee ba nga xam ne mët de 40 diggante 40 ak 100 tête d'ovin et de caprin ovins yi ñoom ñooy xar yi les caprins ce sont donc les chèvres su fekkee ni ci diggante bi da nga am 400 ba 40 ba 100 da nga war a génne tam aussi asaka donc muy benn bopp diggante 40 ak 100 benn bopp la ñuy génne maanaam benn xar ngay génne joxe ko asaka benn bëy ngay génne joxe ko asaka su fekkee dafa ëpp 100 jëm ba 200 ñaari bopp nga war a génne diggante 100 ak 200 ñaari ndax xam nga lu ko waral 100 bu nekk benn bopp la ñaari bopp ngay génne loolu mu waral loolu su fekkee nag da nga dem 200 ba 400 donc de 200 tête jusqu'à 400 au delà de 200 jëm ci kaw supérieur ou égal à et cetera su fekkee loolu la yow da nga war a génne ñetti bopp ngay génne léegi nag à partir de 400 nag boo amee 400 jëm comme am na pël yoo xam ne am na junni bopp nag junni bopp bëy junni bopp xar bu fekkee ne yow am nga ko nag da nga war a génnee 100 bu nekk benn bopp 100 bu nekk benn bopp bu jox la 1% donc 100 bu nekk benn bopp su ko defee bu dee nag la nag bi ñuy génnee asaka nag boobu war naa am au minimum 4 ans war na am âge 4 ans kenn du génne ab sël buy doog a juddu asaka wala ab sël bu feebar wala leneen da ngay xool nag boo xam ne wër na te mu ngi diggante 1 ak 4 ans bu ko defee nag boobu moom ngay génne asaka kon bu ko defee bu ajuma incha allah dinañ leeral ñan ñoo war a yelloo dundee asaka ak ñan lañ ko war a jox yow miy génne asaka yow ñan nga war a dem ci ñan nga war a dem jox leen ko ndax sa bàjjan nga koy jox wala sa goro nga koy jox wala kan nga koy jox dinañ ko leeral incha allah ajuma bii di jot bii di ñëw kon su ko defee tey jii dañu waxoon rek lan mooy solos asaka ci diine l'islam julit bu fekkee ne yow li nga gëm nga ko te muy yàlla mi nga gëm ko di ko jaamu li la yàlla digal da nga ko war a def asaka est un devoir obligatoire l'aumône elle est obligatoire pour quelqu'un qui est capable donc de le faire ni aj Makka nekkee obligation pour koo xam ne am nga capacité def ko ni koor nekkee obligation ci koo xam ne am nga capacité nga def ko kon lii si am yàlla forcé wul kenn dafa am ñoo xam ne ñoom la ko def kon tey jii l'occasion est encore une fois venue pour les milliardaires pour les millionnaires pour borom alal yu bëri yi nga xam ne ñii ay siili lañu nga xam ne ñii itam ay borom yi nag lañu ay sàmmkat yu mag lañu am nañu ay kii jot na ngir ñu mën a càmbaraat lii leen yàlla suñu borom dégg ndax at mi jeex na ba dugg nañ at bu bees te kenn xamut ndax daañu fekkee atum déwén kon la nga jot a jeexal ngir yàlla suñu borom dimbali la musal la te asaka dinañ leen wax prochainement aussi njëriñam lan lay jëriñ ci doomu aadama su ko defee boo ko génnee lii la lay jëriñ ñu mën cee farlu bu baax a baax kon ñu yem foofu ba incha allah ba ajuma bii di ñëw ñu gën ko yaatalaat xool kan moo war a yelloo asaka ak asaka lan lay jëriñ borom bi ko génnee in uridu ila al islam astataxtu wa ma tawfiqu illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu salaamun ala man istaba al huda jërë ngeen jëf